ataa ñuy dem ngaay Mado aquarium dañu koy gis ci kër yi dafa am nag ay vertus il paraît. Effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek aquarium ci explication bu tënk maanaam boo ko déggee ba fa nekk benn boîte vert boo xamante ne amaana ay jën ñoom ñoo ciy dund. ci jën yooyu nag boo gisee ñu ciy dund nag dafa am ay vertus yu bare yoo xamante ne daf koy jox nit yi. te saa su ne ñu di ko expliquer waaye xam naa dañuy dalal kenn koo xamante ne spécialiste la ci loolu lay yàgg yëngu. moom mu expliquer ñu bu baax li nga xamante ne moom moo di solo su aquarium boobu di am di ak kenn koo xamante ne nag dinañu indi li ñu gën a soxal mooy comment le concevoir parce que ñu bare xamuñu ko d'habitude dañ koy gis mais duñu xam nan nañ koy concevoir yi mais daal comme ci tënk ni ma ko waxee woon sànq ci vertu yi rek buñ ciy wax tuuti le temps am di suñu invité xanaa ñu recevoir ko mu ñëw toog ci plateau bi comme ça mu ñëw expliquer ñu bu baax aquarium d'habitude ni ma ko waxee woon dafay agir ci suñu ay sens bi nga xamante ne déjà moom moo di la vue ndax nit bu fekkee da nga stressé da nga énervé war a taxaw boo gisee li nga xamante ne moom moo di aquarium da lay captiver ba lépp loo xamante ne moo doon stress wala loo xamante ne daf lay sonal da nga koy fàtte ba tax na yow doo dundati benn stress moo tax ñuy demander à ce que nit yi di ko am seen biir kër bu ñu jógee waat ci loolu sànq maa ngi doon wax ci parce que souvent on pense que c'est trop cher dafay cher oustaz Pape Hann daf ñu nettali sànq aquarium bi nekk këram da ngaa mujj ray jën yi sama soxna sax macha allah soxna Daba di ku baax wallaay daa tukki Adama la tudd nag waaw sama soxna la woon dañu tàqali ko waaye jigéen ju baax ku bëgg si gina ma xam loolu de nameel la rek dafa tukki dafa tukki bàyyi ma ak kër ga bàyyi nu mu tudd aquarium bi ne ma fekk man bu ko daan jox lekk ci suba gi bu ñu demee ba ngoon dama naan ko jën yi lekkunu te xiif nanu dee leen jox ñuy lekk mu tukki nag wax ma ni ñu leen di joxee ñuy lekk ma tibb ci lu bari defal leen ma bàyyi ba ay heure añ ma ni comme que ñun ñu ngi añ ñoom war nañoo añ ci yoon ma tibbaat jox leen bàyyi ba guddi avant may tëdd ma ne ñii nag war nañu xiif tibbaat sotti leen ndax yërmande pap ñaari fan laa ko def ñi ma ñëw ñëpp dee wallaahi donc Mado ndax yërmande tax ma leen naka ñoom duñu lekkee noonu kon balaa vertu yi waaw El Hadj Baye Cheikh xam nga ku dëkk ca ci loj ca fin nam dudd c'est fond du Sénégal PTT waaw nga wàcc ko ci réew mi jox ko aquarium lu xew yow normalement dañ la war a teg noonu rek mais ñun dugal di génn waaye on veut juste attirer attention sénégalais yenn saa yi ñu gis dara foog ni dafa am ñu ko moom ak ñu ko moomul lu fi am ci lu baax rek ñun ñëpp ñoo ko moom kër goo dugg Yëmbal Buun Parcelles Ouakam Dakar Plateau ku am ak ku ñàkk ci yam lu baax lu ne defe naa ku ne war na koo am ci këram waaw lu fi baax rek mën nañ koo am nag effectivement Pape Cheikh xam naa dañuy dalal rek ki nga xamante ne moom moo di am di ko ziar tey nag balaa ñuy wax ci vertu bi ñun li ñu gën a soxal maanaam moo di niñ koy concevoir ak surtout toppatoo bi comme li oustaz wax moom jar na nga giddi ñi bari ñu toog seen kër di seetaan am di dalal ak jàmm kon leen remercier ci invitation xamal Sénégalais yi lan mooy aquarium wax leen lii njariñam ak li muy def si biir kër moo taxoon te mu déplacé wu woon ñëwoon ak expérience bi ñu ci jot a xam bëggoon partager ak Sénégalais yi li ñu jot a xam ci ak aquarium tey jii nag ñun Adama moom tamit muy monté aquarium mu nekk tamit nit professionnel ci métier bi ci domaine bi mu nekk métier boo xamante ni nag tey ñun ñi ngi ci développé ñi ngi ci avancé mais actuellement sénégalais yu bari dañ ci réer parce que ñu bari jàpp nañ ne aquarium dafa doon loo xamante ni lu naqari comme luxe la déjà comme luxe ak tamit sama papa li mu expliqué léegi ci toppatoo bi ñu toppatoo jën bi ci biir nga xamante ni loolu tamit dafa doon loo xamante ni lu simple mais boo suivre conseils yi ñu lay jox rek doo am benn problème moom xam naa nag conseils yi ñu ko joxoon daf ko suivre looloo tax normalement quoi bari yërmande fekk da nga bëgg a conseiller nit ki en même temps ñuy wax ki nga xamante ne mi ngi concevoir aquarium bi mi ngi koy defar comme ça ñoom dinañ ko suivre en direct mais yéen lan ngeen ñu mën a jox ci conseil ci li nga xamante ne déjà moom moo di concevoir aquarium mais surtout appareil yi nga nekk ci biir lan mooy njëriñam pour nit ki nekk këram xam nan la koy toppatoowee
ouais appareil yi nekk ci biir. dafa am ñaari appareil yoo xamante ni mënul ñàkk ci aquarium. bi ci njëkk mooy pompe à eau. beneen bi ci topp mooy pompe à air. pompe à eau moom mooy permettre ndox bi di filtrer wu. tout le temps. mooy tax ndox bi di xeeñ. ba pare mooy tax bépp déchet bu nekk ci biir aquarium bi moom moo koy génne ci biir aquarium bi. conserver ko ci benn boîte. chaque 3 semaines. nga génne ko nettoyer ko delloowaat. loolu mooy pompe à eau bi. bu nekkee pompe à air bi moom mooy permettre poisson yi mën a nekk sa biir di ci. mën a noyyi daal di noyyi. mooy permettre tamit bactéries yi nekk ci biir. nga xamante ni moom la ñuy woowee ami des poissons ñoom tamit loolu moo leen di permettre de vivre ci biir aquarium bi. D'accord parce que normalement da ngeen koy def ba mu nekk univers u géej c'est ça. c'est ça. Donc géej la ci biir kër. ci biir les gens disent que dafa am ay vertus. yoo xamante ni dafa baax ci yaram. baax ci xel. surtout quand tu stresses paraît-il bu fekkee am nga aquarium sa kër. di ko xool rek mën na am lu mu la jàppale. effectivement Pape Cheikh et je pense que tey l'exemple est là parce que bu ñu defee ay gëstu il paraît que Amdy c'était quelqu'un de très 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 nerveux. mais depuis ça quelque chose boo xamante ne benn métamorphose. boo am ci moom ba dafa jaaxal nit ñi. parce que foo ko gisoon bu pare dafa tàngoon xadar mais léegi il est dafa calme ba mais je pense que moom moo ñu gën a mën a wax loolu lan la vertu yi tuuti. ouais loolu li nga wax nii xam naa ñi nga xamante ni ñoo ma xamoon avant. peut-être tey buñ ma gisee. ñoom dinañ xam li nga wax. parce que léegi nii bi ngay wax rek technicien bi daa obligé yokk volume bu micro bi sax lépp ci aquarium. kooku de Amdy la parce que damay ragal ne patt kon bu man di damaa ëpp. parce que naan du ma ci jënd benn naa ci jënd fukki teg ci kon bu ngeen jékki-jékki gis ma ni patt rek aquarium. bu mu jënd sax benn ndax patt gi arrangé wu. waaye xam nga ni sama patt sax wax la nag. su ma nee tekk sax maa ngi wax. en fait aquarium li indi loolu. mooy tey même sax boo gisee benn aquarium mu nekk ci benn salon. bu yow boo duggee si biir salon di fa boo duggee si biir rek da lay attirer sa attention. moo daf lay peser. boo gisee poisson yi seen déplacement. loolu daf lay dalloo. man xam naa sama cas. li tax li ma arrivé parce que chaque jour saa yu ma xëyee maa ngi fanaan ak ñoom maa ngi dëkk ak ñoom. ba da ngay dem ba da ngay sentir bokk ci ñoom. mais madame tu te sens maintenant poisson c'est ça. non da ngay dem ba sa yow sa lépp day doon jën. te tamit dafa am lu am. nous sommes avec un poisson ce matin. dafa am lu am importance lu ci am. poisson aquarium ci biir kër dafay yar doomu aadama. maanaam ñi nga xam ne dañoo bari wax war nañoo am lii. aquarium da lay yar. ak ñi naqari di man lay waxal. xam naa daal doguma la sunu soppe bi waaye daal xam naa ni dóorul boo ko benn waaye dafa mel ne mi ngi la delloo. fayu na de. borom maqaamatul xariiri dañuy xallama salima mikthaarun bari na bu muccee wejjuwaa kon. d'accord. xam nga am na xam wax na ba dugg ci biir kaso bi. mbaa yëg na loolu. mbaa yëg nga ni am na boo xam wax na ba bu demee ci waa koñ maa ngi koy tëkku ne bu fi ñëwee ñu rey ko. ndax wax. dëgg la mais comme li kii wax rek ni. daf lay yar. waaw dana wàññi sa wax loolu it baax na ndax yonent bi nee na man samata najaa. nee na ku noppi di nga mucc. dëgg la de ku noppi di nga mucc. dëgg la de parce que boo xoolee poisson yi seen comportement ci biir aquarium. daf lay tax nga boo xoolee ni ñuy doxalee parce que lu mel ne tey. am na nit yu bari yoo xam souvent dañ se dit que ni non man faalewuma kenn. oui ñaanal. man faalewuma kenn. des gens qui se croient tout permis. ouais. mais boo xoolee si biir aquarium nga gis benn poisson boo xamante ni dafay am ay bactéries yu nekk si yaram bi. mënu ko dindi dafay dem rapprocher beneen moroomam. mu ñëw taxaw di ko dindil. bactéries yooyu pour mu dañ ci yaram bi parce que bu dul loolu daf koy indil feebar. donc jën noonu la ñuy def. bu ko defee da ngay gis ni yow moom dafay taxaw mu dindil ko yaramam li ci nekk te baaxul lépp moom mu dindi ko après bu pare mu dem. ok kon loolu man su ma taxee di ko gis ci aquarium dama naan kon comme que jën ak jën ñoom ñoo am comportement. waxatuma la ak doomu aadama ban ndox moo ciy nekk.
waaye ndox bi si nekk mooy eau douce. bu nekk ndoxu robinet ou ndoxu géej la. ndoxu robinet. ndoxu robinet la. ndoxu robinet ndoxu robinet lañ ciy def. d'accord def ci filtration pompe à eau bi moom mooy filtrer ndox bi. bu fekkente ne nag da ngay monter aquarium. da ngay monter aquarium bi def si pompe à eau bi. mu fonctionner. su fonctionner 3 semaines nga dugal jën. mais bu fekkente ne da nga root tey bëgg a dugal léegi jën bi dafa am produit boo xamante ni moom ngay def moom mooy tax ndox bi am mooy permettre renforcer ndox bi ci li jën bi soxla c'est ça. non mooy permettre calcaire bi. pH bi. moom mooy régler loolu lépp ba ndox bi nekk. maanaam bu ñu la ko installé nii tey doo ci def jën tey. nii tey mun nga si def jën mais dafa am produit boo xamante ne moom nga ciy def. d'accord mooy tax nga mën ci def jën. d'accord mais bu fekkente ne da nga ko def tey te defloo ci produit bi. pour nga am loolu il faut nga toog 3 semaines pour am loolu. d'accord ku amul moyen peut-être am bu mag bi j'ai vu que am na bu ndaw boo xamante ni yéen a ngi ko teg ci cuisine Alphie bi. ay 10 000 15 000 tu peux avoir ça je pense. ouais ay 10 comme modèle bi nekk si table Alphie. modèle bi mi ngi nekk à 15 000 francs. c'est bien. avant nekkoon na loo xamante ni lu cheroon la luxe la woon avant ñu bari tamit di sa di que ni kër gu mu am ñooñu ay tubaab lañ mais fekk na affaire bi du loolu dafa nekk loo xamante ni lu baax la si kër lu baax si dundu doomu aadama parce que daf lay permettre nga peser nekk nit ku dal te tamit da lay permettre sa xel di xalaat bu baax a baax a baax. mais bu ñu waxee dara comme par exemple am di xam nga boo demee comme par exemple ay Dubaï wala yeneen dëkk yi tu vois partout qu'il y a des passionnés de poissons comme par exemple boo demee ba Chine. am na léeg-léeg ay bés yoo xamante ne dañ koy jagleel aquarium yi ba nga xamante ne dafay fës est-ce qu'au Sénégal fii il y a des passionnés du poisson. oui fii am na ay passionnés. maa ngi nuyu sama benn maman. madame Sow. moom nekk na koo xamante ni ku passionné la ci poisson yi. parce que souvent dama koy gis. muy ñëw ci man et pourtant amul yenn moyens yi. mais dina ñëw jënd jën. dina ñëw jënd si yow jën. waaw. ak façon boo xamante ni yow tu te dis que ni mais kii lan la gis ci jën bi. amal na ko parce que tellement dafa passionné dafa nekk loo xamante ni moom daf koy dund daf koy vivre. tamit mi ngi may wax ni ma aquarium moom parce que moom jëkkëram nekk fi Modou la. mais moom nee na ma sama aquarium moom may remplacer sama jëkkër fi nekk. c'est bien ça voilà on finit avec quoi Mado. alors juste la dernière question rek par rapport ak entretien bi combien de fois on doit entretenir un aquarium comme par exemple Pape Cheikh tey bu jëndee nan la ko war a def entretien bi. ouais entretien aquarium difficile la. ñu bari dañuy yaakaar ne dafa difficile mais difficile chaque 15 jours. chaque 15 jours da ngay wàññi moitié. waaw dolliwaat moitié. moitié ndox ou moitié jën. moitié ndox bi nekk moitié ci biir jën. xam nga da nga koy njëkk a duy mu am ndox na amaana buy fees d'accord. léegi booy def entretien bi comme chaque 15 jours da ngay wàññiwaat ndox boobu bi ci nekkoon renouveler jëlaat beneen ndox et ça te fait un mélange des deux eaux bu fekkee dégg naa bu baax c'est bien. parce que am na ci ñoo xamante ni souvent dañuy ñëw wàññi dindi lépp. yaakaar ni dindi ndox bi yëpp mooy li defaat ci ndox bu bees or que loolu baaxul. te boo ko jënd nag mën nga ko tànk rek. mun nga ko tànk mun nga jël mun nga ko aspirer. ak raccord ak rapport ñu bari nag dañuy yaakaar ni pour entretien bi dindi ndox bi yëpp mooy li gën. te loolu gënul. bàyyi di ci bàyyi toujours même benn nga génne 3/4 yi. rempliraat mooy li gën parce que mooy permettre amis des poissons yi du ñu génn aquarium. voilà et on découvre en même temps ñu ngi ñuy defaral aquarium ci plateau bi comme ni ngeen koy gisee dafa mel ni suñu ndox mi dafa yéex a ñëw de ba am ndox a coupé fi man mi yokk robinet bi na pression bi waaw ay tono góore demal. mais dafa am rek lu ma ko bëggoon laaj est-ce que jën yi nekk ci biir aquarium bi mun nañu après juraat yeneen jën ci biir. bien sûr am na ay jën yoo xamante ni mën nañu jur si biir aquarium. am na yenn espèces. est-ce que jën yi mën nañ koo yaasa de temps en temps boo demee jën. maa fii riir ko. parce que li tax li yaasa jën. loolu ku xamul moo koy wax. mais si une fois nga am benn poisson rek. kon dootoo lekkati jën. noonu
doo parce que day communiquer ak dafay communiquer dafay doon loo xamante ni dafay. Voilà. Tu sais que toi quand tu n'es pas bien ton poisson le sent. Ah. Et il tombe malade mais Oh boo là demee là. ba nekk ak moom tu commences à le savoir. mais yooyu yaa sa gëm boo demee sa kër yaay ji Adja Degen Chimère. Ouais. da nga fa gis sax lu bébé su ndax yama am day dégg. Macha Allah. Voilà, merci en tout cas kontaan nañu après on donnera peut-être l'adresse c'est le numéro de téléphone. Pour suñu xarit yi nga xamante ni ñoo bëgg aquarium 9h19 mooy doog a jot on va enchaîner tout de suite ak Alfie pour mu toggal ñu juste permettre aussi bëri bi ci vitamines yu bëri la ñuy àndal ñu ngi jëm ak yéen 10h Alfie moo ñuy toggal tey lu simple rek lu oyof. waaw lu simple Pape Cheikh comme ni ma ko waxee sànq. mu nekk ay sandwich yu ñuy defar. mais pour changer un peu tey dañu jël ay pain arabe. ay pain arabe. xam nga genre pain yi des fois nga gis ko ci. moytu la jël jën bi daax raax ko ci bàyyi ko rek mu dund moom bu ko laal. moom na ma sori tuuti sax. waaw parce que dafa mel ni daf ma jege. yow moom bàyyi ko rek. waaw moom da jege na ma trop. yo il y a poisson et je vais l'appeler Léo non Ricardo déet woo ko Léo. Ricardo. soo ko nee Ricardo xam nga dem ma génnee ko en fii. plus mu ngi yëngatu rek donc tey sandwich lan la yu ñu defaree ak pain arabe c'est ça. ak pain arabe. donc comme ni ñu koy defee chaque fois Pape Cheikh ak beurre Sofia. bi ñuy accompagner chaque jour ci cuisine bi. enrichi en produits laitiers moom la ñu jël ci ce matin rek. defar benn sauce boo xamante ne à base de beurre Sofia lañ def ci biir. def ci tuuti farine Pape Cheikh. mooy comme sauce bi nga toggoon. sauce tout à fait c'est ça. mais cette fois-ci dama ci def persil. def ci moutarde. ak benn laaj donc soo gisee odeur bi muy dégagé. bokkul ak bi ñu defaroon version bi ñu defaroon la fois passée. donc pour nga bañ a am ay sandwich yu wow maanaam def sa jambon rek ak sa fromage. donc c'est mieux ñu tartiner ci genre sauce bu mel nii. démb maa ngi wax ak sa xarit madame Sarr. mu ne ma moom très chère meilleure amie Thérèse. très chère meilleure amie Thérèse. ñu nuyu mu ne moom lu mu dul bëgg ci pain façon pain arabe yi mooy su ko jinnee def ko ci frigo am. bu ko génnee waatee togg ko dafay wow. am na technique bu dul wow. tout à fait donc su fekkee da nga am genre pain yu mel ni wala ay crêpes. yoo xamante ne da nga ko def denc sa frigo la lendemain nga bëgg ko utiliser. c'est mieux nga jël ndox donc humidifier ko. tooyal ko tuuti waaw tooyal ko mais pas tooy xepp. mais juste nga jël ndox. humidifier ko soog ko tàngal. d'accord donc su génnee dafay léger dafay souple. donc man tooyalu ma ko parce que dama am crème. donc su fekkee amuñu crème béchamel. mën nga jël jambon fromage bi rek def ko ci mais il faut nga tooyal pain bi pour mën ko def donc am naa fi salade tam Pape Cheikh. am fi ay tomates farcies parce que xam nga légumes tamit il faut ñu koy consommer ci sandwich yi. parce que ay bienfaits rek la ñuy andil. donc dañuy jël sunu pain. tartiner ci sunu crème bi ñu am fi. maanaam sunu sauce bi ñu defar. donc def ko ci biir parce que pain bi en général dafay nekk genre portefeuille donc da nga koy ubbi def sa farce bi ci biir donc mu nekk mën na servir itam ay goûter Pape Cheikh. pour changer un peu parce que xam nga pain arabe yi en général dañ ciy def semoule donc du farine kase ngay lekk. comme ñun sunu pain yi ni ñu koy defaree. d'accord donc ay pain complet la. yoo xamante ni dafay andi ay itam ay bienfaits donc nga jël sa jambon. def ko ci biir donc nga jël sa fromage. emmental râpé bi ñu am fi. donc def si biir donc ñaari étape dañuy jël étape bi maanaam bu ñu defee fromage bi ak jambon bi ñu tëj ko. donc enfourner ko ba fromage bi seey. donc koy def ci four bi. tout à fait d'accord soo amul four tam mën nga jël sa poêle rek. nga teg ci sa sandwich. pour fromage bi ci biir mën a seey bu seeyee. d'accord donc après su ñëwee su seeyee ba fromage bi seey. ñu jël sunu salade nag ak tomate bi def ko ci biir maanaam bu génnee. pour ñu bañ a togg salade bi ak tomate bi. donc nii lañ koy enfourner ba pare. su génnee ñu soog a ci def suñu yu baax. suñu dolli def ci légumes yi Pape. d'accord yàlla naa ci ëppale tey léegi ñu profité rek jël leen ci téléphone bi fàttaliwaat leen ni billet yii pour Grand Bal le 13 disponible nañu actuellement TFM ak RFM bu yeboo ngeen teel a jël siko yéen ñi defoon ay réservation parce que place moom dootul am donc buntu télévision Futur Média fii ci Almadi bu ngeen demee tam Médina buntu RFM ak buntu Cosaan mën ngeen am ay billets pour mën a fekkee Grand Bal Youssou Ndour ak Super Étoile pour ticket 5000 yi mën ngeen ñëw TFM fii bu ngeen ñëwee ngeen laajte ko tudd madame Thiam pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo réservé ba noppi parce que depuis que ñu annoncé ni Grand Bal dafay am avant ñu koor le 13 juin Youssou Ndour ak Super Étoile ci ngeen commencé def seen ay réservation donc buntu Cosaan buntu RFM ak fii ci TFM bu dee da ngeen réservé pour yu 5000 yi nag ba pare mën ngeen
ngeen demander après madame Thiam et puis am na itam possibilité de livraison boobu mën ngeen woote ci 33 820 20 29 bu fekkee da ngeen bëgg réserver ñu livrer leen ko seeni kër billet Grand Bali mën ngeen def 33 869 91 83 33 869 91 83 yéen ñi bëgg a fekkee Grand Bal ñu jël leen ci téléphone bi 88 628 22 22 allo. allo. allo allo. waaw allo allo. kooku. oui man la Bas. yow la. Bas Badiane. Bas Jaxate. Badiane. Bas Badiane. waaw. d'accord Bas Badiane na nga def waay. waaw sant rek Pape. fooy wootee Bas Badiane. waaw maa ngi wootee Diourbel. naka waa Diourbel. waaw ñooñu nii rek di tàngal ko métti rek. waaw mais noonu la xanaa sàlloo naan lu sedd ak upp rek loo yore upp ci. waaw gisoo ñooñu upp ñu fan nga dëkk ci Diourbel Bas. man Kër Cheikh. yaa ngi dëkk Kër Cheikh. waaw. ci Oudey. waaw ci. soriwul ak Oudey. non soriwul ak Oudey. voilà Oudey yaa ngi Kër Cheikh foofu Diourbel duma la téye lu yàgg ñu teral la. waaw defal loolu waaye Pam ndax ma mën a yeewu. yeewu leen may na la 25000. waaw loolu neex na de kon. xanaa yeewu nga. man kay yeewu na. yeewu nga ca fajar bay yeete bul raccroché comme ça ñu jël sa numéro téléphone nga mën a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw balaa naaj ayca joxaat leen ma beneen téléspectateur ñu teral ko nu mu gënee gaaw laataa ñuy dem ngaay. allo. allo 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 allo. ayca gaaw leen 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 allo. allo. kooku. Cheikh. waaw. xarit Mamadou Senghor. na nga def. Xaadim Mamadou Senghor. Mamadou Senghor. waaw kay mbokki fan. waaw mbokki Grand Yoff. naka def waay. sant yàlla. yow da ngaa gëj a woote. waaye kay ñu déggante. ah. waaye dama voyagé woon. kañ nga mujjee woote saxati. fin janvier la. fin janvier donc depuis janvier ñu ngi juin. ba léegi woote waatoo. waaw. yow kon il faut ñu teral la ba nga kontaan. waaw merci beaucoup. yeewu leen may na la 25000. merci beaucoup. yaa ko moom bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro de téléphone nga mën a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw. ok. merci et bonne journée. ayca bu keneen nekkee ci téléphone bi ñu jël ko on en profite juste pour dem ngaay sànq ba tey maa ngi koy wax El Hadj Amane Mbaye Garmi dañu fi recevoir nag waa mouvement ànd suqali ngaay. ah loolu foor na de mbay. waaw te xam nga sànq rek ñu ngi wax ci dëkk yi ni ñu ko war a suqalee. dëkk nag moom ña dëkk ci dëkk ba rek ñoo ko war a soxali. wallaay kon waa ngaay bu ñu ñëwee wàcc nañu. donc ñu fekki présidente bi ñu ngi lay nuyu bu baax kontaan nañu ci sa teewaay mouvement ànd suqali ngaay moom mouvement bi nu mu juddoo. waaw mouvement bi Pape Cheikh. ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal di nuyu waa Ngaye. di nuyu mouvement ànd suqali ngaay. mouvement bi ma ngi judd 2008. 2008 la judd. waaw 2008 lañ ko créé. d'accord yéen a ngi jëm ci programme boo xamante ni journée sociale ngeen ko tuddee mouvement ànd suqali ngaay mu toll ci 4e édition bi suba la. waaw ca Ngaye Mékhé programme boobu ngeen tuddee journée sociale nu mu demee. waaw suba programme bi bu ñu xëyee dañuy wàccee ay kaamir. xam nga mouvement bi nag dañuy jëm fu ñu toll daal ci affaire ndimbal. waaw dinañ jox daara yi ndimbal. suba nag ñoo ngi programme daara Sëriñ Abdou Samad Mbacke. parce que Ngaye nag bëri na ay daara yoo xamante ni ñoo nga fa te da ngeen di jël li ngeen am ak li ngeen mën ak li ngeen mënul yëpp di ko jébbal ay daara loolu moom oustaz Papane lu am solo la waaw. waaw ndax xam nga réew surtout Sénégal. l'islam dafay am solo. il faut ñuy encourager daara yi. encourager leen bu baax a baax a baax. pour ñu xam ni jàng alxuraan baax na. parce que nit dafa war a jàng alxuraan pour mu xam diineem. kon ki nga xam ne dafay jàng alxuraan. da nga koy gën a encourager bu baax a baax moo tax ñun yàlla xiir ñu. ci ñuy jox daara yi. d'accord ndax mën nga ñëw ci programme suba bi. waaw programme bi bu ñu xëyee dañuy wàcce kaamir. après bu 10h. ba 11h ñu dem daara Sëriñ Abdou Samad Mbacke. bu ñu paree ñu daal di añ. suñu añee ba pare bala ñuy dem ci kii bi cérémonie bi ñu daal di jox tamitam way laago yi. ñoom itam ñu jàppale leen. ah c'est bien ça. waaw bu ñu leen jàppalee nag door a dem ci kii bi mise en place bi. d'accord nu muy demee li ngeen di joxe yéenay dajale yéen waa Ngaye waa mouvement bi yéenay cotisé wala dafa ay nit yoo xamante ni ñoo ciy jàpp ngir ngeen dimbali xale yooyu. waaw mouvement bi moom soo xasee jënd carte de membre rek 600. amatul leneen loo ciy defaat. waaw waaye nag dafa am ay kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo ñuy jël di ñu jàppale. très bien. ku mel ni directeur kudd Cheikh Omar Anne. moom waa Ngaye la. moom du waa Ngaye waa Njum la mooy meeru Njum. waaye président Macky Sall
moom moo leen di sant ñuy jàppale mouvement bi parce que président Macky Sall dafa am yërmande. très bien. mu di ñu jàppale mu wax membre am yëpp ni leen dee leen jàppale mouvement ànd suqali ngaay ndax xam nga ngaay yàlla dogal na amul ministre amul directeur amul dara amul ci ministère yi amul waa dara waaye mel na ni am na ko président nag jëlal ngaay nag xam nga nag jëlal waa ngaay yi dañoo am joma amu ko waaye mel na ni am na ko très bien parce que ku mel ni directeur kudd Ablaye Diouf Sarr Abdou Ndéné Sall présidente conseil départemental bu Tivaouane Seynabou Gaye Touré Mamadou Talla Moustapha Diop Anta Sarr ministre ñooñu ñoo ngi ñuy jàppale boo xamante ni yëgunu ni ngaay amul ministre naam nag bu ko amee ak directeur ñu jël waaye wax dëgg yàlla amul waa ngaay dañoo bëri jom boo tuddee ay dàll yu baax ñu ne caraxu ngaay yi boo tuddee xale yi liggéey ngaay bokk na ci dëkk yi ñu jël exemple fii ci Sénégal te ma wax la leen sax bëri jom ñoo fa nekk ma wax la leen bi yàlla dogalee borom kër gi ñu ñëw tey nga xam dañ koy nuyu ci pare yi la bokk jënd dàll ba mu wàccee jënd dàll ngaay ba tey bi président Macky Sall di ñëw ngaay boobaak tey ngaay mënatoo faa defal ci daal lu la des laal yokk la moom Youssou toujours daal yi day manqué laal yokk ñoo ngi koy sant di ko gërëm jàppale na waa ngaay ndax ba mu jëndee daal boobu ba léegi macha allah lu mu laal mu yokk catuwuma ko am na itam ay doomi ngaay yoo xamante ni ña nga bitim réew du ñu sitaan peut-être am na message boo xamante ne bëgg nga leen ko jox même bu ñu nekkul bitim réew waa ngaay yaa ngi Dakar waa ngaay yaa ngi ci yeneen i gox ak goxaan lan nga leen di wax pour ñu ñëw ci seen journée bu am solo bi nga xamante ni suba ngaay dina yëngu waaw ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ñu jàppale mouvement ànd suqali ngaay parce que mouvement bi xolam dafa rëy li mu yéene ci nit ñi dafa bari te dooleem bariwul ñoo ngi leen di tàllal loxo suñu la sotti sa ngaay yi meeru ngaay mexetam ñoo ngi koy nuyu di koy sant di ko gërëm vraiment jàpp na ci mouvement bi teg na ci loxoom bi ñu commencé programme bi ba léegi chaque jour mooy woote lu ngeen bëgg danaan présidente loo leen bëgg rek wax leen ma def ko macha allah di sant kii Mariama Ndiaye moom itam vraiment bu doomu ngaay yëpp meloon ni moom ñu kontaan parce que day jël ci mouvement bi sax ay nit di leen yóbbu pour wutali leen ay liggéey ak yëpp Mariama Ndiaye moo deras kudd d'accord waaw présidente kii Awa Gueye moom mooy suñu marraine très bien mooy première vice-présidente assemblée nationale moom itam di jigéen boo xam ne da taxaw ci moroomi jigéenam bu baax di jàppale président Macky Sall jeex na kon journée bi suba la muy journée sociale ak mouvement ànd suxali ngaay mexe ngeen toll ci 4e édition bi donc suba ci suba lay commencé ba ngoon gi yëpp ba takkusaan ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo fa nekk itam di ngeen recevoir ay financement il paraît waaw jigéen ñi dinañ leen financé xam nga daaw jëloon nañu 10 millions financé ko 200 femmes kenn ku ne am 50 000 ren nag bëgg nañ koo yokk bëgg nañ koo yokk def ay 15 millions ba 20 millions sax bu ko mënee ñu defaat ko daal leen koy joxaat voilà waaw jërëjëf Diakhou waaw kontaan nañu bu baax waaw yow yaay présidente mouvement bi kon mu ngoog ñu ngi nuyu waa ngaay yëpp ak suñu xarit ci nga ñoo ngi gërëm itam Bouba Ndour vraiment taxaw na ci ñun bu baax Bouba daa bëgg ngaay de dafa bëgg ngaay lool waaw ñoo ngi koy gërëm bu baax luy suqali ngaay waaw di gërëm waa kii bureau mouvement ànd suqali ngaay parce que bureau bi du man kase ku mel ni Babacar Si nga xam ne secrétaire général bi moom financement yooyu yëpp moo koy récupérer di yor tànkam di dox vraiment mënuñoo toog fii ak chauffeur bi nga xamante ne mooy Khalifa Babacar Cissé ak ki jiite organisation bi muy Fatou Mbeng ak Nogoy Diop ak Ndey Ami ñooñu mënuñoo toog te santu ni leen ci télévision bi waaw suñu paree nag moom Oustaz Ndiaga Seck waa ngaay la waaw ak Ndiaga Seck ñoo ngi koy nuyu moom ñoo bokk koñ xale bu baax a baax la vraiment moom itam mënuñoo ñëw ba fii te non dama ko kon de xam naa ne kenn du ko jiitu ci wàcce kaamil bi suba waaw kenn waru ko caa jiitu kenn du ko ci jiitu kenn waru ko caa jiitu ngay wax Baye Cheikh mais Baye Cheikh xam nga ngaay nag waaw dañu am colère goo xam ne gii dafa dox seen diggante ñoom ak président Youssou Ndour yàgg na datewul tey du tey déedéet ça ne date pas d'aujourd'hui ànd bu rafet la boo xam ne bile lu jógee ngaay rek am nañ ci cër kon lii buuba def fexe tubaarkàlla ba nu ñëw toog ci plateau bi nekk na lu rafet loo xam ne lii vraiment datewul tey lu ñu mës a organiser rek def nañ suñu déplacement fekki leen kon daal ndokk yàlla mais nag financement yooyu nag di génn ci gox yi am na solo kay lu mel noonu rek lañ doon waxtaane sànq ci gox yi pour ñëpp di ci jàpp cee ndokkee Moustapha Diop bu baax waaw ndax am na loo xam ne li président mën na la ko dénk te doo ko doxal ni mu waree dëgg la mais dëkk bu nekk ma nga fay wàcc lu ruus mu jox leen ko ñooñu mën a dimbali ko loolu nekk lu am solo kon defe naa mouvement bi exemple la pour ñi nekk ci yeneen gox yi ngeen jóg rek di àndandoo ngir suqali seeni gox ak gox-goxaan mbokk yi léegi li ñuy def rek mooy comme ni ñu leen ko diggee woon sànq jàll nag ci fàttaliku gi tey El Hadj Mbaye Garmi dañuy fàttaliku ku baaxoon di njaw ma koddu El Hadj ndeysaan njaw ma koddu nag ci la ñu jëm léegi Baye Cheikh xam naa ci kanam tuuti di wax ne nag Baye Cheikh yàlla na yàlla musal ci tarxiis wóorul mbay wallaay moo tax dëgg mbay équatorium nag Baye Cheikh bii moom xam naa ni
xam naa ne Oumy Gueye Garmi mi ngi xalaat ne kër ga la jëm léegi. xam naa ne sax moom kay xam naa ne sax xam na fu mu koy teg ba pare. waaw kii na ko nettoyé rek xam naa sax Baye Cheikh di nga ci bàyyi xel doon sama avocat. wallaay tey moom xam naa ni bu aquarium bi yenduwul ca kër ga. waaw Adja Oumy Gueye dina mer. voilà te Garmi nee na aquarium la tudd donc aquarium bi il faut mu dem. xam nga amul grand-mère xam nga géwél mbay. géwél mbay seen jàng. wallaay géwél xamul grand-mère. en yak tam rek mbay. tam kay. en yak tam. aguure. ak gartombe. ak tenks. 9h34 Garmi fàttaliku kon tey dañuy dem ci ki ma wax léegi rek muy Ndiaw Koddu. xam naa ñi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllu hippisme. fu ñu déggee Ndiaw Koddu seen yaram daw. waaw Baye Cheikh. ci kii nu jëm day kilifa gu mag. ci fii nga xam ne tamit hippodrome boobu nga xam ne mooy hippodrome mu Thiès. te ñu nar ko duppee. incha allah ëllëg rek lay xew. soobee yàlla. Baye Cheikh le bienfait n'est jamais perdu. moom moo ko tracé woon ak Ousmane Ngom. tey addinay dox tey ba mu génn àddina ñu seet jëfam ci course ñu ne daal dëgg-dëgg moom la ñuy tuddee course bi kon nanu tàbbi rek ci élément bi. na biir. wóllëre bi Serigne Abdou ba noppi nag Serigne Abdou ñoom booleeg ma code nag moom da nga ma ne lu ma xam ci li ma ci xam ci Serigne Abdou laa ko njëkk a jëlee moo ma ne kii toog di ma code booba xamoon sax doo mu ne ma kii douanier la laaj naa ko fépp fu mu bëgg ñu affecté ko ba ma ko nee na dañ koy affecté Casamance dama ne Serigne bi mosuma laa gàntu waaye nag suñ ma yóbboo Casamance mel na ni dañ may lool ndax Casamance amul fas te fu amul fas mënu fa dëkk Serigne Abdou ma wax lii ci mbëgg gu ma ko du jóob bëggee fas moo tax su amee lii tey ba hippodrome bi ñu tudde ko sama xel man dafa dellu ca Serigne Abdou parce que xam na ni xam nga boole noonu bëgg-bëggam mooy fas ba même affectation suñ ko affecté fu amul fas du fa nangoo dem suñ ko tuddee hippodrome mu Thiès bëgg te am na waa ne fa Serigne Abdou nekk itam wax dëgg wóor na ma ne bëgg na ci li waa Thiès def tuddee ma njaw ma koddu hippodrome loolu laa bëggoon a njëkk a leeral ba mu leer ne wax dëgg yàlla su xarit amee rek suñ ne fas ne njaw ma koddu wax dëgg yàlla bu tuddi ko hippodrome def nañ lu war. macha allah xam nga ndeysaan man woy ma njëkk a daaneel woy wi ñu ko accompagner. xam nga moom nag dafa am façon mu ne mbay bu naa ma la yendoo keeskaay. wallaahi. kooku jël na 32 fois ñu daw mu raw grand prix. waaye moom daf ci amoon passion Baye Cheikh. su masaan a gagné xaalis bi taxul. da koy séddale nit ñi moom fas yi la bëgg. moom njaw ma kon moom njaw ma macha allah. te Alaaji Abdou jënd na fas jox njaw ma ko. macha allah. Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. wallaay jënd na fas jox njaw ma ko. mu butu. men dafa waree fas ca dëkkam bu mag ba def ko ci avion
indi jox ko sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara jox ko dëgg nag njaw ma ko. macha allah macha allah. ngir mbëggeel gu mu amoon ci fas. te fas dafa am doole. fas dafa bokk ci diine l'islam. xam naa ne kooku Pape ànd na ci ñëw. waaye njaw ma koddu sunu masaan daan war bu gawar gi waree bay daw. du leen xool. sunu arrivé nag bu ñu la ko gañe nga ci lay doog a xool. parce que dafa amoon passion. passion boo xam ne bu mag ci fas. waaw da koy yëg. d'accord boo gisee fu mu dëkkal fas yi di leen dundal Baye Cheikh dëgg da ngay defee ni fii daara. macha allah. loolu moo lay wan ne passion dafa am solo moo tax mbëggeel daal. bari na daal nit ko xool yërëm mbëggeel la. te hippisme dafa am histoire bu mag fii ci Sénégal. bu mag course fas ak ñoom seen. fas dafa yàgg ak Sénégal. loolu Hadj Abdoulaye Naar bu masaana dugg ci otoom. bu gisee kuy métti fas su wàccee day xeex. mbëggeel dafa am solo. wallaay te fas bi oto yi amagul. ku mel ne maam Xaadim Rasul bu oto yi amagul ku mel ne dëgg-dëgg Sidi Hadj Malick bu oto yi amagul ku mel ne maam bu ci fas yi lañ daan war loolu moo lay wan ne fas yàlla daf ko barke lool mais kii wax nag léegi di Ousmane Camara médiateur bu mag bii Baye Cheikh dignitaire la boo xam ne bi lu wax dëgg la macha allah kooku boo dee seet bi nga xamee ne nii dëgg-dëgg Senghor moo nekk ci réew mi ak Lamine Dia boo fekk na ko mu dégg daal yi kenn mosul pante dëgg te doo ko fal moom tam ñu ngi ko ndokkal ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom la wax dëgg-dëgg njaw ma kodd ak ndokkal famille yëpp ndax insha allah samedi ak dimanche yëpp ñu ngay xër nag Thiès waaw Mbaye yaa nga Thiès Thiès waaw maa nga Thiès Mbaye xam nga nag Baye Cheikh maa nga Thiès nag Alaaji Mamadou non indi nga bu baax ba noppi fas Alaaji Mamadou maanaam fas ngor gi nekk ci fas fas dafa am ngor gu ne ci moom ngor gi nekk ci fas Seydina Muhammad fas yu njëkk xare mi ngi tudd sakbu la sa maam Cheikh Seydil Hadji Malick wax lahu minal xayli sakbu nee na fas yu mu njëkk xare mi ngi tudd sakbu amoon na fas wu tudd lisaazu lisaazu waaw amoon bari na ay fas yoo xam ni waaye fas yu mu njëkk xare keroog bi Seydina Muhammad génnee àdduna sallallahu alayhi wa sallam fas yu lekkul naanul ba fekki rasulullah ndax ngor waaw lekkul naanul ba fekki Seydina Muhammad ndax ngor gi nga xam ni fas am na ko bi ñuy tëkkalee wëllu yu yi nitu yàlla yi ak saxaaba yi seen grade nu ñu toll ndax wëllu yu ñoo gën a kawe saxaaba yi wala saxaaba yi la gën a kawe ñu ni saxaaba yi seen puuritu fas ya yi daan rëppatal di dem daan da xeex seen puurit yi ñu daan génne ñoo gën a for wàllu yu nga xool fas it garaat bi nga xam ni yàlla dénk na ko fas ak ngor gi nga xam ne yàlla dénk na ko fas Khalifa Diouf mu ngi dëkk Thiès maa ngi koy nuyu moo doon womat Thomas Sankara Khalifa ma nettali nee na ma bu ma daan womat Thomas bu waree raw dafa ma koy wax ma ne ko xal lu mu la koy waxee mu ne danaan wax ak man nee na ba bi ma gëjee gis Thomas ñu indi ko fii ci camp bi nee na damaa jógee Thiès di sees Thomas dafa jékki-jékki rek may wër Thomas dafay jékki-jékki rek jël naa tànk mi teg ko sama ginnaaw ndax yëg na ni dugg si naa ak xàmme ga ma xam ne te toog na ay at maa ngi mu gisantu nga xool ngor ga nekk ak rajo mais fas dafa bari ngor de wallaay keroog bi la joo daanu déqale ñu jël gawar gi jël fas yu tubaarkàlla war koo wan raay bi àggul muslaaj bi ma àggee biñ ñee daal dëgg-dëgg mi ngi dégg ma pour seen raay bi ci la fu loolu moo lay wan ne fas dafa bari wallaahi moom moo tax papa dëgg da ngor ñàkk wu wallaahi ci li ñu ma nettali peex mu ndaw daf may nettali ne ma maamam ñoom dañu bëgg fas Ablaye Mbaye peex boo demee peex def na fa aara def na fa yu baax yoo xamante ni pour fas yi la nee na maamam bi mu génnee àddina fas wi dafa feebar ay fan lañ ca teg itam mu topp ndax ngor gi nga xam ne fas am na ko waaw maa ngi ci nuyu Papa Ndoy bu Sëriñ Maodo moom maama Alaaji doo ko may fas ndax bëgg gi mu bëgg fas ma nga yar fas ca kër moo tax tamit maa ngi lay dolli rek Baye Cheikh dinaa la indil foo xam ne fii insha allahu taala du yàgg foo xam ne Ablaye Mbaye peex moo war ndeysaan ci course Ablaye mu war rek di tamay dar fekk fas loolu jar na 14 milliards. la dinaa la koy indil ci yeewu leen. incha allah bu boobaa dina Amadou Mbaye Garmi sax xale bi fan la jëlee lii. jërëjëf Mbaye mu nekkoon fàttaliku ak El Hadj Mbaye Garmi 9h43 mooy doog a jot ñu ngi ñëw léegi nag ak oustaz Pape An tey daanaka jàkkaarloo bi dina neex lool ndax kii di Ibra Gueye Diaw ak Serigne Diop ñoom ñaara ñëw fekk suñu ci yeewu leen bi te kenn ku ci ne. bokkul ak sa morom foo jóge waaw. ma nga bàyyi ko ci kër Seyxul Xadim. macha allah kii bàyyi ko ci kër Seex na Seex Saad. macha allah xeertu. ca ngay xamee ne Seydina Muhammad mooy ko sakkan ki. wallaay alaaj Pape sa waa ji wax naa la ne la du jeex. te du xewi. déedéet. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. te it mag ñi
façon boo xalaatee rek wax nañ ko rasulullah nga xool Kaab ibnu Zuhayr nga xam ni baayam Zuhayr kaana min akaabiri shu'araa al-jaahiliya bokkoon na ci ñi gën a mag ci jamonoy jaahiliya ci waykat moo daan wayal Iram buur ba bàyyi Kaab ñëw di jàkkaarlu Seydina Muhammad di way rasulullah ba njool Màkka may ko mantom ba moom Kaab ibnu Zuhayr moo waxoon yonent bi ne ko la zaaka ahyabu indi is ukallimuhu wa xiila innaka mansuubun wa mas'uulu Kaab waxoon ni dignité personnalité ak tëy xam nga tëy luy tëy mooy olof la mooy personnalité insaan al kaamil mooy li gar mi am waaw nit ku mat sëkk ñàkk ko warul de waaw nee na mooy rasulullah Baye Cheikh soo ko ñàkkee 9h bu mu jee nga di ko war dootoo ko da nga yëtër yi sax boo ñàkkee tëy da nga yëtër yi rek Kaab na yonent bi Kaab na Seydina Muhammad tëy nee na ci Seydina Muhammad la yam nee na tëy personnalité ci rasulullah yi la yam Hassan ibn Thabit nga xam ni moom it daraan way rasulullah yi lu ne wax nag ko te boobu jamonoy Seydina Muhammad la ñu dem ba mu yàgg ñoom Mouhamadul Busayri ñëw ñuy dem ba mu yàgg nag Cheikh Sidil Hadji Maag ñëw Cheikhul Khadim mam Cheikh na Cheikh Saad Bou Kunta mam Cheikh Islam mag ñu baax ñi di ñëw lu ne ñu wax ko rasulullah yi waaye boo xoolee seenu mbind la ñële arab yi bindoon da ngay xam ne sunu réew mii yàlla defal na leen loo xam ne ci Seydina Muhammad defalu ko kenn moo tax sama ñaari gaay yi kii jugee kër Cheikh na Cheikh Saad Bou di Serigne Diop di Baye Fall jugee ba Mbour di waa kër Cheikhul Khadim ak Ibra Gueye Diaw moom it jugee Rufisque di waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou ñoom lay bàyyi Ibra nga wax ma li Cheikh na Cheikh Saad Bou wax rasulullah yaa mumkinan nisbatana illa rasulullah li tatayfasi wala takun joolo vayna nabnaayi Fatima al-Batul wal xaalu shahidi lawal min al-Xudul na ñëpp def ni ñu màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay góor gat nee na nadu nu bawat walay naa ngi ci ñoom la yasul tawarasat la foolu an foolu ma bëgg Muhammad rasulullahi bu seydi nee na lu wax kayfa talxaanu xiyakal anbiyaa ya rasulullahi ya samaawan mata walada samaawo seyduna Muhammad yaa leen gën lam yusaawuka fii ulaaka waxata kiri kiri ñaaga Medina yi nelaw lam yusaawuka fii ulaaka waxata la sanan min ka doonu wasanaaw Seyduna Muhammad nee na koo koy jéem a tolloolee rek rasulaay du moromam wallaay koo koy jéem a bu sa xel dem ci kenn koy jéem a tolloolee ak rasulullah lam yusaawuka du ñu tolloog yow fii ulaaka ci sa kawe gi yow rasulullah gi ci sa kawe gi la yàlla kaweel kenn du jéem a tolloog yow Seydina Muhammad waqat xaala sanan min ka duunuhum wasanaaw waxat xaal te mbir moom diggal na sanan leer min ko tukkee ci yow duunuhum wali si leen wasanaaw ak yëkkatiku ca ngay déggee ni ñoom yëkkatiku ñu daraja bu ñu mën a am ñu ngi ko amee ci darajay rasulullah innama masulun siwaatika linaase girigir ñanga Madina yi nelaw kenn du moom sikama masalan nujumu almaaw anta mi ci yow yonen misbaaw kullu fadlin famatas billahi drunila anda wi kalat waawu maami Cheikhuna Cheikh Saad Labi doomi Cheikh Mouhamad Fadal maami Cheikh Saad bu wuldu jee maami Cheikh Al Xasana wuldu Cheikh Mouhamed Limam kooku mooy maami Chérif wuldu na doomi Cheikh Al Atqana borom manto bi kooku mooy maami Cheikh Al Xadrame wuldu Cheikh Al Khalifa borom gumba ngeewul kooke moom mooy maami Cheikh Al Baxayda doomi Cheikh Saad bu Siibe maami soxna Cheikh Umul Fadli doomi Cheikh Al Atqana wuldu Cheikh Al Wali Atqana maam Cheikh na Cheikh Saad Labi sa maam jooje laka zaatil qulubi min alimul xaybe wa min ali adama al asmaa sayyidina Muhammad jox ko lam yaati ku ñu jëm Cheikhul Khadim ay wax bàyyi Serigne Saliou Mbacké bàyyi Mamadou Misal jejile waay bàyyi Bassirou ak Bara Mamed ak Cheikh Mbacké Mamadou Misal lam yaati samp jumaay Touba samp jumaay Njaaréem kookoy Muhammad bin Habibillahi aha Serigne Touba nee na ko sople
moo ko wax de. lu mu wax. nee na ko Muhammadu tabi min al hakimi haska salamay rabbinal karim wa ali wa sabi sawil alay wooy jila waay ndeke yoo docteur yi kii seen docteur mooy rasulullah kon de mën na muhammadun tabibin al hakimi haska salamay rabbinal karim wa ali wa sabi sawil alayhi ma tajasal asami li sifaay bari sëriñ Saliou Mbacké neena li sifaay hasa wa inni yawma ju awlahi mubtaxina aw nan mujj badaay wasaxelay ustaas la borom Tuuba wax wasaxelay imaamina sëriñ Tuuba nu yaakaar ne fa lay yem mu naa ko baay Alaaji Fallu baax mu naa ko Muhammadun tabibinal hakimi aska salaama yooy huwa nabiyul wa rasulu wa wal habibu wal imam Sëriñ Tuuba xoola garaat yooyu yàlla jox ko yooyu garaat bàyyi Sëriñ Fall lay wax de sa waaj wallaay huwa moom rasulillahi Sëriñ Bamba nee na annabiyu mooy ku nu soloo ka wax naa la léegi ni la yàlla ak lay nuyu moom dong ko daan dégg daldi delluwaat naa ne huwa nabiyul muntaxa muhammadi wa nabi wa rasulu xayral waraay Mbakke xayral wara al muxtaari inda sam sëñ Bamba baax moo ko gore Baye Serigne Saliou barakallahu macha allah alaaj Pape macha allah xam nga ne bëgguñu mu jeex sax xam nga teraanga la pire te loo xamul kañ lay jeex saa yoo rombee felal wallaay yaa nga tibb ci tuuti rek bàyyi yàlla doole bëgguloo amiin sunu cofeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli amiin ndax bëgg ko kat sauvetage la àddina ak àllaaxira wallaay yàlla heure bu ne minute bu jot seconde bu jot cerse bu jot mi ngi julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla waaw te mag ñaa ngi koy ñaan naan ko bis bu ne ay waay yàlla doole di julli ci rasulullah sëriñ Bamba wax na ko léegi yàlla maa ngi lay ñaan selluk gën jaa selluk ay julli jox ko sama waaji di rasulullah jox ko ñooñam it nag bul ci yam nga xool samam Seex Seydil Haaji Malick moom nee na yàlla ba jamonoy tukki ay salaatu salaam yoo xam ni tabaara yaa day rawante ay salaatu ak salaam yoo xam ni day rawante jëm ci rasulullah Muhammadul Busayri ni ay salaatu ak salaam yoo xam ni abdul hasa wa ramli ay dafa comme li mu ni suuf beeñi ni pépp suuf toll def ko ay salaatu ak salaam jox ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni xobu garab yi toll jox ko rasulullah maanaam looy dégg ak looy xalaat liitaru ndox ci géej na mu toll lépp def ko ay salaatu ak salaam nga jox ko Muhammadu rasulullah nga xam ni kon mag ñi lu ne wax nañ ko Seydina Muhammad yàlla nag ni minute bu jot seconde bu jot maa ngi julli ci moom inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi alaaj Pape ku koy rasulullah Seydi Haaji Malick nee na booy way Seydina Muhammad nee na boo jëlee garab jëlal banxaas ya def ko ay bindukaay jëlal géej gi def ko daa jëlal xob ya def ko ay fëy nee na booy wax ci mbaaxu Seydina Muhammad géej ga dana ngiis xalima ya damm fooy ya fees ta du tax nga wax ci moom lu toll ni bën bënu puso ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masha Allah ndeysaan Ibra Gueye Diaw ak Serigne Diop El Hadj vraiment nous sommes sauvés. oui. oui loolu na ko ñëpp gëm. à cause de quoi. oui Seydina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. mais est-ce que Pape Hann n'est pas griot. non peut-être demi. non man nag toorodo laa man nag toorodo laa xam nga léegi nii. damay jékki-jékki da ko gën est-ce qu'il n'est pas griot. ma ne ko plus que grand griot. mais nag waaye nag sama xarit yëpp ay géwél lañu. macha allah rawatina waa kër warat ngañ Mbaye waa kër ma Moussa Ale Mbaye ak juddoo ci ñoom wala ngeen langi kër dana tax a dégg. du yàgg ci diw nii da ngay dégg waaw da ngay man sama xarit yëpp géer laa mais sama xarit yëpp ay géwél macha allah waaw sama xarit moo la tax a baax ñu daal li ngay wax ci yonent bi moo ñu saf Sénégal yi yëpp ba Sénégal dañ xam nga di liggéey ak nit ba noppi lii El Hadj Man Bay gar mi ne woon nañu yàlla musal ci tukki te kenn namm la waaye da nga foog di sompe yi ci biti la ñu ëppee fii la ëppee ci biir télévision Futurs Médias mosuma gis loolu yàlla na yàlla yàggal sa da ngeen a baax xam nga yéen da ngeen a baax
te man wóor na ma seen cofeel ci rasulullah. man dem naa ba sama papa an laa koy naxee. ndeysaan waaw yenn saa yi ma soxla dara wala bëgg mu ñaanal ma la ma koy njëkk a wax mooy oustaz Papa An mu ngi lay nuyu ci lu mu nekk daal di ree nag waxtaan ak man barki Serigne Touba. kon ñu ngi koy ziar bu baax. góor gu baax googu Alaaji Ababacar Diallo ñu ngi koy ziar. Babacar Diallo wallaahi ziar ko ñaanal ko mu yàgg fi loolu tamit. doom nag xam nga boo ko bëggee da nga koy fayee ki ne sa xol di ko xoolee. man sama taaw ba moom laa ko tuddee te tey la anniversaire am. voilà kon ñu ngi koy ñaanal bu baax. waaw lan Zoé. Papa An lan la tànnaa su tubaab. yow nag anam nga jàng rek mu leer. donc tey soxna Sophie si bu sëñ Maodo. waaw non dafa la sopp boobu. macha allah macha allah macha allah. sëriñ Maodo dañu la sopp. macha allah macha allah su lay ba ca ci waawoon. wallaahi firikat bu mag ba. nee na ma Pape An mosuma sàlle yeewu leen seetaanu ma leen seetaanu Pape Sia. gan bi lay ndax cofeel bu ma am ci yow. ñu ngi ko ndokkee lu bëree bëri. doonu ma sa daje rek fii ci jumaa ji. wallaay ma toog bëgguma ko sonal. ndekete yow su ma yëgoon jóg. wallaahi naka la ni cëpp ci oto bi rek nit ñi wàcc. wallaahi. sëñ Maodo yàlla guddal fan. macha allah amiin amiin. waaye nag bés boobu it nag wër yu ma dépasse. lu nu ko jox rek. bi ma yemee ci moom man la ko jox. ma xam ne daal dëgg. Pape Maodo. sëñ Maodo. ko man de lenn moo attiré sama attention ci moom. muy simplicité. xam nga ñun dañu jàngal ñun taalibe sëriñ day toog ci kaw taalibe toog ci suuf waaye moom bëggul yooyu yëpp bëgg ko ndax simplicité. mbaax ga wallaahi Sénégal xale yi ku ci nekk rek Maodo sa baay la ñun ñëpp papa Maodo wallaahi ñëpp ko sopp yàlla ndax guddal fanam Pape Maodo sa sëriñ ba waxoon nag ko wallaahi ne ko di nga moom sa jamono comme sa mam Seydil Hadji Malick macha allah tasir malika dëkrika kal Malick wallaahi bu ko defee tudrik jëmi al maqasid wal masalih wallaahi alif zal juudi wattu wujudika waajibil wujudi bu ko defee day si yu xaalif ko saral juudi min zul juudi wala wujudi lenn rek laay wax nag sama papa Maodo parfum ba jeex na waaw kon de man mi ko gisagul xaw ma léegi xam naa ne Papa An waaw kooku nag dinaa la ci wax tuuti moo tax ñi beew dañ leen di fay ñi nga xam ne ñoo war a beew te beew waaw kay dañoo xamul jërëjëf billaahi Maodo ak ñi ko meññ ak fi mu juddoo te beewul benn yoon am na ñoo xam ne ñu juddoo wuñu noonu te beew kon nag ñi beew dañ leen fay ñi nga xam ne beewul wallaahi si Malick yàlla guddal fan wallaahi ñu dalal nag El Hadj Mamadou Mouhamed Ndiaye muy dox tànk di ñëw ak ñetti xob bi dafa cëkk moytu leen grand bubu yu cëkk yi grand bubu day buubu uy ko su ma jógoon ko tudd su ma jógoon dox nii rek nga way àddina waay géwal waay Pape ayo lii grand bubu peew la. grand bubu peew la xanaa modèle bu bees la. Mahmoud ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu Pape. naka suba si. sant di daw nii di góorgóorlu rek oustaz nuyu naa la. yaa Mouhamed Ndiaye nuyu Ajaratu. maa ngi lay ziar El Hadj. Ahmed Mohamed. waaw maa ngi laa ziar. maa ngi lay delloo ziar 2 mètres. waay sama sëriñ ñaar nuyu ziar naa la ñu ngi bàyyi ci jàmm. di nuyu aussi sa gan ñi Pape. waaw ñu baax Mohamed. waaw tey du ñu fi wane ay jikko dama lay bëmëx rek. waaw ndax ñu baax a fi toog. waaw loolu am na ñu ko yoo xamante ne jarul ñu koy wane àjjuma yi. waaw kay. ayca jërë ngeen jëf. ñu jox ma xët mu jóg observateur Pape Yasul kii kan la. voilà Youssou ak Thione Youssou Ndour moo wax ak Thione Seck wax jekk ni mu demee yéenekaay bi nañu Thione Ballago Seck ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne dal na ko Youssou Ndour am na ci lu ko metti ndax dafa bind ab lettre jox ko maître Ousmane Seye bokk ci avocat yi Thione Seck yi ne ko boo demee waxal ma ki nga xam ne moo di Thione Seck lu mu bind ci lettre ba moom Youssou Ndour moo di Thione je suis avec vous ak lu mën di xew dinaa la jàppale ci népp nu ma ko mënee xamal ko ne ko it li xew ndogalu yàlla la yàlla lu mu bind ci jëwu jàmm bi mënul fexe ba mucc ci en tout cas nit la ku jub moom Thione Seck te it moom Thione Seck bu weesoo sax ni ñu bokkee Sénégal ñoo bokk musique bi te Thione Youssou Ndour nee na su ma mag la ba tax na lépp lu mu dugg maa ngi ko cee jàppale Youssou Ndour moo wax loole bind ko ci lettre ba noppi jébbal ko maître Ousmane Seye ngir mu dem joxe ko Thione Seck observateur moo ñu wax lu ni mel beneen yéenekaay bu ko xëy dëggal moo di libération moom it noonu la ko waxee mu di Youssou Ndour mi ngi tubayul Thione Seck ni ñu ko mën a waxee mooy mi ngi koy défendre ci gàttal ndax li mu wax ba wax ko avocat mooy Thione Seck nit la ku dëgg Thione Seck li ko dal ndogalu yàlla la te nag na xam ne am na rakk ju mat rakk noonu la ko Youssou Ndour waxee nday jàmbur ci enquête mu di Viviane Wade nday ci Karim Wade yéenekaay bi nañu démb avocat Karim Wade bi ni janoo ak taskatu xabaar Viviane Wade ma nga ca mel ne na am na lu ko metti li ko metti mooy ni ñu jàppee Karim ni ñu jàppee Bibo Bourgi ni ñu jàppee Pape Mamadou Pouye ñoom El Hadj Amadou Sall ci gàttal ñi nga xamante ne ci dañu nekkoon ak Abdoulaye Wade te nekk ci ay jafe-jafe Viviane Wade nee na ñooñee ni ñu leen jàppee moom am na ci lu ko metti mi ngi ko wax ci enquête waaye yamu ca ndax it ci populaire wax ji dellu si waat na fa moom Viviane
Viviane Wade moo nekk ne ci wet ga muy xam ne daal ne Sénégal ak fi mu daanoo tey moom da ci am betteel am na lu ko metti direct info nañu Viviane Wade nee na fi Sénégal mujj tey jàpp nit ñi di leen tëj gàcce la ci amee noonu la direct info waxee Aïda Ndiong ndax day delluwaat kaso laaj bi mi ngi ci réew mi quotidien li tax yéenekaay bi nañu moom wàllu bi tey ji dana dem ca fi nga xamante ne ji moo di cour répression enrichissement illicite dañ ko faa woolu lan la fay def las xëy na ko faram-fàcce lan moo ko fa yóbbu mooy bi ñu koy bàyyi parquet spécial dafa sàkkoon mu nekk ci contrôle judiciaire moom Aïda Ndiong yéenekaay bi nañu nag lu aju ci demam nga foofee lañ ci jublu daal mooy Aïda bu mu defati dara lu ump yoon buy dem nañu ko xam buy génn nañu ko xam passeport am na ko joxe semaine bu nekk li ñu bëgg mooy mu dem taxaw ca kanamu greffier ba ngir signé wane ne kon maa ngi fii ci réewum Sénégal li bokk na ca la tax ñu koy woolu ñu jëli témoigné xooli Mohamed Abdallah Dionne Pape premier ministre bu Sénégal mi nga xamante ne ji ma nga woon ca diwaanu Thiès waaye yéenekaay bi nee nañu demam nga foofee daanaka Idrissa Seck ko fa yóbbu woon ne jor na koy doj ba xolam sedd moom Mohamed Boun Abdallah Dionne lan la ko wax populaire xëyee ko ci xëtamu njëkk mooy daf ne lu aju ci Sénégal ak ni muy doxee am nañu ne Sénégal dàppaan Mohamed Boun Abdallah Dionne dañuy wax loolee waxuñu dëgg Sénégal mi ngi dox sama gouvernement ñi ngi liggéey te xamante nañu loolee mi ngi ko wax ci populaire ba tey yéenekaay bi daal ci dellu siwaat ak ni nga xamante ne ji noonu la demee observateur fa la ñu jëm Pape gis fa Mohamed Boun Abdallah Dionne ak li mu wax ak it li nga xamante ne loolee la ñu laaj Idrissa Seck loo cay tontu Idi lim leen wax mooy du ca def commentaire mais ba day dañuy des ci l'observateur waxtaane loo xam ne jar na commentaire xam naa yëg nga ko sax ndax dara du la ump mais bàyyil ma yéggee ko téléspectateur kenn du yow yaa ma gën a ñàkk umpale. Pape loo fi wax sànq nañ jàmmoo. ok lu mu wax journal bi. lii guddi di la xewee. lu fa xew benn waay bu ñuy wax Malick Camara. liir naa ko ca fajar mu ne. moo jugee tool. na jabar ji na ko toggal sombi. te yow da ngaa bëgg sombi. man déedéet. léegi jabar ji toggalu ko ko. dafa yeex ca togg ba. mu def lan jabar ji. yam ko paaka ci ginnaaw. ndax sombi. waaw demal. jërëjëf Ndiaye. jërëjëf ñoo bokk maam Yaxi Laalo di waaye boo ko laajee léegi loo bokk ak maam Yaxi Laalo mu ne ma sa baay ak sama baay ñoo bokk. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi fi la ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi tey 10 heures daanaka jot na El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay gërëm bu baax xanaa jox la rendez-vous rek. jox ma rendez-vous mais xam nga ndege ni samedi mi ngi ma waroon fekk Mbuur ca wuli conférence bu neex. léegi ma ne samedi ma joxe Thiès mu ne ma non samedi jox la rendez-vous jox ma rendez-vous yow lay déglu. ñu ngi lay jox rendez-vous suba 17h ci Ndaanaan. waaw d'accord incha allahu taala xam naa bu ñu ca jógee rek dem Thiès. waaw waaye Baye Cheikh di la wax ne maa ngi ndokkeel Aline Diop. donc Thiès su mat boobu leen. wallaay ak nag di kontaan bu baax. ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom la président Youssou Ndour wax. ñëpp ci moom loolu la noonu xaar ci moom. Sénégal yëpp àndandoo ak Thione Seck di ko soutenir. wallaahi nekk nag ci baax xam na ne dëgg-dëgg. lii dogal suñu borom la. mu wax ci kàddu yu rafet yi ñu ngi ko ñaanal yàlla guddal fan sàmm ko. Thione tamit yàlla teg lu ko natt bi. amiin ndax destin kenn mënu ko mooy. wallaahi waaye ku ne xam na ne tubarkalla boo dee seet ku jub te baax. te am fayda am fulla doo génn Thione Seck. damaa dégg woykat bi oustaz Papa ngeen baal ma rek xam naa dinaa sàccaat as lëf rek ci temps bi waaye li ci topp maa ko moom ndax maa war a permanence mu ne dañoo ragal nattu waaye bonul jafe-jafe baax na. mais yàlla ko wax inna allaha ma'a saabiriin man yàlla maa ngi ànd ak wayu muñ ñi si naaw li ñu waxoon ni man zaara ayta musallaman laa yunkabu man zaara ayta ana kan nga gis muñ dafa baax de musallaman mu mucc laa yunkabu te nattoofuñu ko ne na kan nga gis mu mucc te nattuñu ko ñun ko waaw léegi loolu problème la bu amee nu ñuy def mu ni fad'u li rabbika demal nga ñaan yàlla sa borom ndax innahu adna min hablil waridi wa aqrabu kenn ku ci nekk sa buumu xol ci la ko gën a jege mooy yàlla te yàlla lu mu def am na lu tax yenn saa yàlla technique nattu ay mbokkam di jooy yàlla ne ay waayu la ma ko fanqal ñaari rakkaam yi am na solo de ay la ma ko fanqal ñaaram yooyu waaw yu bokkul ak kii bi contrat wu juróomi waxtu yi dégg naa ñaaram yi baax na xam nga tëdd ba 2 heures du matin nga jug yeesal sa njàpp julli ñaar rakk ne yàlla bëgguma aljana ragaluma safara yow laa bëgg ñaari baax na julli ko sant borom bi subhanahu wa taala tey saraxe dana yonent bi ne na saraxe bu nattu bu daan ñëw toll ni montagne nga saraxe mën na woyof mën na toll jalu suuf wala mbaxana jërëjëf Oustaz Pape Hann kon bu 4 heures jotee ñu ànd ak yow ci siira bu soobee ñu ànd ci siira tey nag ñu war a waxtaane Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey maa ngi yow doo changé thème déedéet benn thème rek man Rasulullah télé bi ibee ba tey benn thème rek ngay développé mooy asiratu nabawiya mooy doxinu Rasulullah boobu ba tey yaa ngi wax ci moom li Ibra wax léegi nii ba tey waxagoo ak ci moom lu toll ni bën bu puso la Alaaji te télé bi léegi mu def fukki at maam Ibrahima Sakho waxoon radiyallahu anhu nee na li ñuy wax ci Sayyidina Muhammad ñëpp ak ñu ko way ñëpp
comme li Xaaji Ibra wax dafa mel ni que puso nga camp ko ci géej la ca tooy ci puso ba mooy li gaa yëpp wax ci rasulullah du jeex du xew yi kon ba ca kanam 16h insha allahu taala ren naa dalal alaaj ma dikke Ndiaye dalal waa kër maam Xaali Amar Fall ginnaaw bi ma defee siira ba noppi lii def ci temps ba Adja Daba Ndiaye Koungé ca Rufisque moom le 7 mooy conférence am bi soxna le 6 yaa koy waxtaane maa koy waxtaane le 6 yaa ngi fan le 6 maa nga Kaolack sama kër maam le 7 insha allah suba gi 10h ba 17h maa ngi mosele Thierno Seydou soxna Aïssata Ly ngoon gi 18h maa ngi Rufisque insha allah taala jërëjëf oustaz yàlla na sa taxawaay yàgg Mado kontaan nañ ci yow waaw Pape Cheikh xanaa di tëjee rek ak ki nga xamante ne moom moo di Adama comme ñu waxoon nañ ko sànq jox nañ ñu technique bi nga xamante ne moom la ñu entretenir mais je pense que l'idéal c'est de se rapprocher de ces professionnels nga xamante ne ci moom nañu yëngu Adama dafa mel ni pare gi est-ce que mun nga jox numéro de téléphone pour ku leen soxla pour mun a ñëw ci yéen oui léegi numéro de téléphone yi 77 waaw 657 49 81 d'accord ak 77 656 16 80 d'accord ak 77 513 14 93. d'accord yooyu mooy numéro de téléphone. donc ñu leen di jaajëfal bu baax rek Pape Cheikh di leen di jox rendez-vous la semaine prochaine waaye di gërëm bu baax ajaratu Kiné Ndiaye bii mu baax mi ñu ngi koy ziar ci voilà et puis joyeux anniversaire à Fatima Sall moom mu ngi nekk lycée Guédiawaye tey la anniversaire ñu ngi koy souhaiter happy doomu Papa Ndiaye Ngalgu tamit li ma wax léegi rek doom moom soo ko bëggee fayee ko ki ne sa xol rek doomu Ngalgu Ndiaye jël doomam fayee ko bàyyam ba Ngalgu donc Ngalgu mu ndaw tey la anniversaire am ñu ngi koy ñaanal bu baax di nuyu tam Papa Ndiaye Ngalgu Papa Ndiaye ku baax bëgg jàmm bëgg réew yëpp am jàmm ci lay dox maam bi il faut mu ñëw ci plateau mënul ñàkk waxtaane ko benn aj bu besel Ndiaye ñu ngi lay ziar Pape Cheikh damay